asalaamaaleykum coalition Yewwi Askan Wi ci guerre ak administration territoriale mi ñu tuumaal doxalinu mel ni kuy wate taxas genn wet ak itam ngemb gu leen seen kilifa ministre de l'intérieur ngemb ci ay yenn xeetu def yu mel ni ak jaay doole tubaab di ko wax forfaiture dinañ ci dellu soit loolu faram fàcce ko ci xibaar yi. dinañ wax itam ci xibaar yi Covid 19 ci Sénégal lu toll ci 200 junni ñàkk poubelle lañ leen di yóbbu tuuri leen Sénégal yi ñàkk jiwu ñi te dafa am benn date boo xam ne bu ko ñàkk yi dafay daal du yàqu ñu sànni ko. docteur Ousseynou Badiane moo joxe yooyu lay xibaar leneen ci wàllu xibaar tàggat yaram day doon ñu ci ànd ak Baye Mante buub yéen kaay yi moo koy ndax képp ak Mantoulaye Thioubundooy ni tuut Mame Mbaye Ndiaye moo ñu koy faram fàcceel. Voici Trafic News. Aba Diatta. oui allo Yacine. ça va noo def. ñu ngi ziar bu baax a baax. foo nekk. voilà merci beaucoup xibaaru dem beeg dikk di wéy di Yacine bu fekkee nag da ngeen a choisir les Mamelles bàyyi ko centre ville utali corniche ba foofule beaucoup de ralentissement moo la fay xaare su ko defee aussi du côté de l'échangeur Sacré-Cœur 3 jaar nañ fa sànq là-bas aussi faw nga taaxirlu des véhicules wàcce ci VDN bi d'autres bàyyi ko Wakam jaare ko ancienne piste ak ñu bàyyi ko boulangerie jaune ñooy transité par là mais ci kaw échangeur pas de souci mën nga progresser tranquille di wax aussi au niveau de l'échangeur de Hann aussi on signale beaucoup de ralentissement c'est même saturé sur l'axe Mariama Niasse vers l'échangeur de Hann même situation pour ñu bàyyi ko ci échangeur bëgg a progresser vers la série des eaux ñu bàyyi ko avenue Fat jaare ko xaar yàlla aussi jëm foofu la jëm Castor yéex na ci boobu la tracé su ko defee aussi hauteur de l'échangeur vers la boulangerie Capa jaare ko aussi fi nga xam moom mooy entrée bu service technique ak sortie bi fi nga xam mooy Maris là-bas aussi ça se complique sur l'autoroute su ngeen déplacé li nga xam mooy échangeur de Hann mën ngeen progresser tranquille utali Colobane Yacine Seck. C'était Trafic News. merci beaucoup Aba Diatta ba si kanam mais maa bàyyi la ak Hadj Mansour man wéyandi. jërëjëf Yacine da ngeen dem naani café. man kay damay noppaleku ci. da ngaa sonn ci waay di wax ji waa surtout. ay ñu ci ànd ci waxtaan bi ak le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour Diop maa ngi laa nuyu. da nga lay fay bu baax maam. mi ci àll bi. gars Sénégal yi noonu lañ ko bëggee. très bien yaay sama avocat. non nga ne ma def ma doxal ba mu neex. doxalal jox nit ñi info. jeex na. bàyyi nit ñi ñuy commenter parce que loolu mooy bële ak sous le contrôle mën naa ni café. sous le contrôle de Birahim Diadji Touré. le rédacteur en chef. ay ñu door waxtaan wi ak nag xalif bu Medina Baye ñu ngi koy xaarale tey jii fii ci diwaanu Dakar Cheikh Mahi Niass bu midi jotee ñu ngi koy fës génne teertu sa école Seyda Mariama Niass ci autoroute bi mu mel ni kon nag dana àndax ñoom dana àndax ña nga xam ne ñoo koy teertu ba Zawiya Kër Baye Niass bu jëppal programme bi nag ci nganesi gi du lenn lu dul fës génne amal ak maanaam doxantu ci ña nga xam ne ñoom ñoo représenté Niassène yi fii ci doon Dakaru dana dem ca Xadra Juma dañ ko def tey ji si ajuma ji wala sax ëllëg ci ajuma ji c'est stade bu Parcelles Assainies dina inauguré Zawiya Cheikh Mansour Mamoun Niass bu Nord Foire Cheikh Mahi Niass nag si diirug juróomi fan dana nekk ganuk diwaanu Ndakaaru ñu wàddu jëmale ba tey si campagne commercialisation bu njaayum gerte gi si ndajem conseil des ministres conseil présidentiel bi mu mel ni kon nag njiitu réew mi conseil des ministres président de la république mi ngi fixé li nga xam ne mooy njaayum gerte gi 25 novembre dañu ko tàmbali si 250 francs maanaam juróom fukk kilogramme bu nekk loolee faw ñu waxtaane ko nag le député du peuple njaayum gerte gi xam ngeen ne saa su ne day jur coow bu fekkee dañu fixé gerte gi kilo bi ci 250 am na béykat yu nga xam ne nee nañu njëg li tuuti na lool ndax li ñu bëggoon ñu fixé que ëppoon na lii. njëgi tuuti na mais du lu ñuy jàmbat maam pesum kanam la mu borom di fajal boppam ba mu fixé la njëgu gerte goo xamante ni te ñëpp xam nañ ni ren mbay mi bari na ay problème am na yenn variété gerte copp Saalum ak essayement mais ñun ngooñ mi itam taxu koo demee noonu gerte fure bi ak fleur 11 bi moo xaw a tane. fleur 11 kenn du ko jaay ci coopérative dañ koy denc pour semencier yi parce que ki ko am fa mu nekk la ñu koy fekk jënd ko donc fure donc moom moo ci des ngir ñu mën koo jaay bu ñu demee ci jamono ba ngooñ bi ëpp valeur doomu gerte bi baykat bi war na xoolaat boppam fokk ñu bañ a xool ci méttiwaayu jamono di bazarder li ñu am bàkkale ko léegi mel ni gerte gi daf leen a sonal ñeenti weer ñu nekk ci àll bi di bay fan yi passé maam ñu ngi fekk ay baykat seeni ay tool taal seeni ay naaf ba mu jeex ci ay juwaloo yu amoon seen diggante ak ay sàmm xoolal jafe-jafe yooyu yëpp nga xam ni administration territoriale moo ko war a régler ñu xëy benn suba ñu di jël saxal nañu kilo gerte juróom fukki dërëm
mais tuuti na lool maam jëla benn kilo gerte xott nga xolli ko nga def ko caafu gerte caaf yii ñuy jaay ci anglais yi dina la génne njëgu téeméer te loolu mooy utilisation bi gën a yomb bi gën a terre à terre nga jël xottu gerte amul dara lu ñuy sànni tey saaku gerte cox li ñu koy jaayee daanaka mat na 5000. joxu xottu gerte laa la wax coxu xottu gerte dañ koy wal léegi def ko cox di ko jaay ay camion di ko transporter partout et fii ak benn at ñaari at léegi ñiy transformer xalaat ci defaat leneen loo xamante ni bi ci wàllu aliment de bétail dafay gën a cher donc béykat bi li mu am valeur la ngelawaay bu leen bàkkale mukk seen gerte gi ci kilo juróom fukk parce que ñi koy saxal ba ñu koy saxal dañu dawal seen ay 4x4 dañu nekk ci salle bu am clim et dañuy mbubboo ni ay baykat lañu tey boo demee ci ñi saxal njëgu gerte gi am na ci ñoom ñu représenté baykat yi mais voyons ki nga xam moom moo fa représenté moom baykat bi nga xool moom powum nga xool moom deram nga xool moom kanamam boo xam niroon naa ko nekk ci naaj wi diirub ñeenti weer wala det fokk ñu gën a xoolaat anam gi ñuy protéger baykat yi ñoom itam ñu am fu lay protéger seen bopp mais kilo gerte ren surtout gerte bi ñu war a jaay muy gerte fourré parce que moom moo gën a meññ wax naa essayement yi côté essayement ak fu copp Saalum fi mu nangu bariwul donc loolu dafa tuuti bu tuutee nag baykat bi nga xam moom moo am or moom moo am li ñu soxla mooy xool li muy téye li mu am mais tuuti dafa tuuti mooy 250 francs mooy kilogramme bi am na si baykat yi nga xam ne dañuy jara sax ñu téye seen gerte ba gis chinois yi. lu ñu mën a récupérer xam nga lan moo ko waral sur le plan économique ñi nga xam ne ñoom ñooy baykat yi fi ñu toll dañoo sonn dañoo génn ci benn situation boo xamee ni jóge ci mbas mi jóge ci yenn ci ay restrictions yoo xamee ne amoon na donc ci wàllu koom ñu soxla daar lu ñu ko mën a waxee loo xamee ne dañ koy mën a yore pour dundal seen njaboot mais bu ñu leen proposé 250 francs mooy prix plancher bi nga xamee ne état bi joxe na ko keneen ñëw jox leen 300 francs dañ koy jaay après mbapat lay mujjee mais xam nga lan moom ma jaaxal mooy ci biir conseil des ministres bi dañu fixé prix bi 250 francs président de la république nee ni y a de bonnes prévisions de récolte noonu lañ ko waxee mais ba léegi avant dañ daan toog chaque conseil des ministres bu ñuy dem bay jub si li nga xam ne moom mooy campagne u traite ñu ne ni am nañu nangami million wu tonnes ci dugub nangami million wu tonnes ci gerte mais ba léegi génnewuñu chiffres yi ça veut dire que li nit ñi doon wax njortoon ko mooy ni ren sur le plan production agricole am na lu bari loo xam ni sooxe na nañu génne chiffres yi muy ci lu li ñuy woowee spéculation yëpp muy gerte muy mbokk muy dugub muy leneen ak leneen ñu xam à peu près lan la Sénégal wala fan la Sénégal toll ci wàllu woowu te bu ñuy comme ni ko Mansour di waxee baykat bi bu fekkee ne mënuñu ko sàmm moom na jéem a sàmm boppam sàmm boppam mooy mu bañ a jël li mu bay bazarder ko pas seulement ci gerte malheureusement dem nañ ba dañoo rey gerte ci Sénégal te bokkoon na si le Sénégal était le premier pays producteur d'arachide au monde ñu dem ba loolu ñu dindi ko muy dem ba tey daanaka yeneen i dëkk ñoom ñooy ñu gën a taxaw ci wàllu woowu wala ñu jël suñu gerte jox leen ko ñoom ñu koy transformé def ko diwlin ñëw indiwaat ñu ko jaay ñu ko donc chaîne de valeur boobu yëpp foog ñu taxaw xool ko bu baax a baax te loolu foog état bi tamit am nu mu ciy jàpp ndax baykat bi yenn saa yi dina bëgg sàmm alalam waaye situation économique day tax ba da koy bazarder mbapat boobu ñuy wax te El Hadj da koy faral di wax gerte moom amul pertement ba si xott yi sax léppay dem amul luñ ciy sànni kon nag nañ ci bàyyi xel bu baax ñu àddu jëmale ci wàllu politique ak waa coalition Yewwi Askan Wi xam ngeen ne kon ni ki démb coalition ba amal nañu ak janox taskatu xibaar yi Déthié Fall ma nga xam ne nag bokkoon na sa ñi nga xam ne ñoo yor kàddu gi mu ngay xam ne ni kon préfet yi ba fii nag dogal ba nga xam ne ba woon na si cour d'appel ngir nag liste ñu rejeté woon te ñu yoonal ko ba léegi mën nañu ko appliquer te loolu moo leen jaaxal soxal nag kàddu yi nga xam ne jëruñ dénk biir réew mi yëkkati na ko di encourager administration territoriale bi ñoom waa Yewwi Askan Wi kàddu yooyee neexu leen benn yoon ñu ànd si Alassane Balde Babacar Sow. validation wala ñàkk validation jëm ci liste électorale jamono ji nag ñu ngi joué prolongation yi ci cour suprême coalition Yewwi Askan Wi daal di dajek taskatu xibaar yi jël ndogal rek ne daañu pourvoir en cassation ngir préfet yi daal di jëmmal décision yi nga xamante ni yenn cour d'appel yi jël nañ ko gannaaw bu ñu njortee ni ñenn si ñoom dañoo lànk ne duñ ko jëfee. Il est hors de question que président Macky Sall ci 602 circonscriptions yi muy définir fan la fay opposition di jàkkaarloo ak moom ak fan la fa dul opposition di jàkkaarloo ak moom. instruire nañu suñuy avocat pour que ñu saisir toutes les greffes
depuis ce matin pour laaj leen suñu arrêt. Khalifa Sall ak ñooñam duut baaxam nguur gi jàpp nag lii day firndeel rek bëgg-bëgg bi nga xamante ni moom la taxawee jëm ci nasaxaalu coalition Yewwi Askan bi. décision bu justice jël lan ngay xaar pour exécuter ko parce que le ministre de l'Intérieur wax na ko ni les préfets et sous-préfets ne sont pas tenus d'appliquer li nga xam ni moom la cour d'appel yi génn tant que arrêt yegg siwul. coalition boobule ci boobule ndaje daal di féddale kóllëreem ki nga xamante ni mooy Barthélémy Dias di seen candidat fii ci diwaanu Ndakaaru teewul ñu daal di ñawlu baax a baax doxalin bii di kumba am ndey kumba amul ndey te ñu jàpp ni duñ nangoti benn yoon ñuy salfaañe seen i àq ak yelleef. Yewwi Askan Wi nee nañu liste yi nga xam ne dañu ko jotoon a rejeté te cour d'appel jox leen dëgg ba fii forage daal di xëddeen préfet yi mënaguñ ko nag appliqué te loolu moo leen metti. waaw mais ils ont parfaitement raison. xam nga dafa am benn cas d'école boo xamee ni démb maa ngi koy junj ci plateau bi koo xamee ni moom dafa dem cour d'appel jox ko dëgg ci lu jëm ci wàllug liste bi nga xamee ni sous-préfet daf ko rejeté woon mu indi décision cour d'appel bi pour jox ko sous-préfet bi kooku ne ko du ma ko laal parce que du yow yaa ma ko war a indil mais mu dellu ca cour d'appel pour xamal leen ni kii ngeen wax ni tey daan nañ ko ci wàllu li nga xam ne moom mooy décision bu mu jëloon nee na du laal mbir mi mais il a commis un huissier pour constater que def nañu appel ñoom gagné nañu appel mooy Mohamed Massamba Seye def nañu appel gagné nañu appel bi léegi administration territoriale di sous-préfet bi nga xam ne moom moo ko yore ne ko man duma laal kayit bi peut-être que ci wàllu ni ñu koy moolee lay doon peut-être que c'est un huissier qui doit amener le papier wala kenn koo xamee ni cour d'appel moom moo koy yebal waaye li wóor mooy administration territoriale pas ñëpp am na ci ñoo xamee ni peut-être dañuy def lu ñu wooyee zèle taxaw ci fi ñu taxaw mais quand le ministre de l'Intérieur encourage les préfets les sous-préfets les gouverneurs mais rôle am la mënul def leneen parce que moom mooy seen tutelle mooy seen njiit du seetaan nag ñuy nasaxal peut-être doolewu seen ñi nga xam ne ñoom ñooy sous-préfet préfet ak gouverneurs yi mais ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci opposition ñi nekk ci pouvoir bu fekkee ni am na fenn foo xamee ni dañ leen na niilal te je l'ai pas vu ci 560 et quelques 77 xaw ma 75 collectivités territoriales yi fi ne am nañu sañ-sañu demaat bu ñu niilalee ci wàllu cour d'appel dem ci cour suprême il y a 2 cas yoo xamee ni fës na tey bu grande coalition gëm sa bopp parce que dañ leen niilal ci Dakar mais dañuy dem cour suprême am tamit ñoo xamee ni fële ca Mbacké dañ leen niilal ñu war a dem tamit cour suprême Yewwi Askan Wi ne dañuy dem cour suprême il faut nécessairement que justice ci wàllu appel yooyu mu joxe lu leer buñ ci paree nag ñi nga xam ne ñoom ñooy administration territoriale mais nangu dogalu justice parce que mënoo ñëw nekk administration territoriale justice lu mu wax nga ne ko duma ci d'accord da nga koy mën a nangu comme ça ñu mën a dem ci ay élections yoo xamee ni buñ naan libre et transparente mais day fekk d'abord que ñëpp mën a bokk ci élections yi. le député du peuple waaye Yewwi Askan Wi da nee nañu nag doxalinu nguur gi jamono ji moo di nu ñuy fexee ba dàqaat élections yi. bon ñu ngi koy tuumaalatante am na itam ñu njoxti ñoom waa Yewwi Askan Wi loolu moo leen arrangé donc question bi xaw na mi ngi commencé compliqué et mu ngi soog am nag pratiquement ci histoire politique gu Sénégal bras de fer diggante candidat bi war a dem ci élection yi ak administration territoriale ñu bëri daañu poser question ana njariñu Sénat bi nga xam ni xëy na war na mën a arbitrer war nañ ko jox pouvoir bu mu arbitrer cour d'appel itam musuma gis ci réew boo xam ne dafay am tiraillement ci diggante justice ak administration parce que cour d'appel dama foog ni ci yoon lay dépendre bu ne waa administration territoriale lii ngeen def du noonu mais nii la war a demee notifié ko ci benn kayit boobu nanguwuñu ko jël ci administration territoriale bi dafay poser problème. donc diggante ministère de la justice ak ministère de l'intérieur xam nga loolu beneen problème la et ça devient sérieux defe naa ni lii moo sax gën a sérieux dépôt liste yi ñuy wax. parce que dépôt liste yi boo nekkee maire dañu lay changer parce que suffrage universel la ñu lay falee. donc yu kayit yooyu la ñu war a jël mais fi mu nekk nii lii dafay mettre en cause ñoom muy diggante justice ak administration territoriale te ñooñu bu président soppeekoo ñoom dañu fiy des. bu maire soppeekoo dañu fiy des
bu président conseil départemental soppee ko ñoom dañu fiy des est-ce nga gis nga xeebeel gi commencé am ci seen diggante fi nekk nii nekkatul affaire yoon. parce que yoon li mu bind dafa leer maa ngi dégg démb Barthélémy Dias di ko wax nii bu fekkee même agrégé bi ci wàllu droit constitutionnel moo ne président mënut am 3e mandat ki am même diplôme di jàngandoo ak moom ci di jàngalandoo ak moom ci benn université ni président mën na am 3e mandat te ñu liirandoo ñoom benn texte. kii ni daa xonq kii ni daa ñuul mais ku ci wax dëgg. mais tey xëccoo bi am cour d'appel ni lii la administration territoriale ni lii la mu nekk benn tiraillement cour d'appel mënut a jël benn yatam dem di ko doo di ko bàccal ni ko lii ngay def force. donc ku nekk am na fa sa doole yam maintenant ku ci wax dëgg. xanaa du texte lañ sukkandiku. bu fekkee dafa am jafe-jafe entre cour d'appel ak ñi nga xam ne ñoom ñooy administration territoriale. cour suprême la jëm cour suprême en fait c'est li ñuy woowee période contentieuse la. mais loolu mënoon na ñàkk ku ci nekk di nga dem ba fa mu gën a kawee fa mu mën a yem cour suprême la mën a yem. moo waral tey ñenn ci coalition opposition yi. ne dañuy dem cour suprême moo waral tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy préfet yi sous-préfet yi ne ñoom tamit dañuy dem cour suprême. mais li ñu daan gis d'accord ñu ci lii di cour d'appel li mu. mais li ñu daan gis c'est-à-dire Birahim bu nekkee sous-préfet wala préfet bu rejeté sama liste ma dem cour d'appel bu cour d'appel saxalee li sous-préfet wax. ma dem cour suprême bu fekkee saxalu ko damay ñëw après ñu valideel ma. mais léegi sous-préfet bi danaan non ànduma ci li cour d'appel wax. foo loolu mooy lu ci bees loo xam mu ngi commencé poser problème. léegi nag est-ce que dañoo noppiwul ñoom ñaar pour dem ci élection yi nañu leeral askan wi. ñu ngay leetoo rek de. ayca maire bi nga xam ne mooy maire sortant bu Dakar moom Soham Wardini moom it démb amal na janox taskatu xibaar yi def na bilangam ba noppi dëggal candidature am ñu teewlu ay kàddoom. Dakaru set. képp ku dëkk Dakar mun fi dundin bu neex mun fi faju ci loolu lañ doon liggéey at yi yëpp. confiance boobu taxoon ba Dakar waaye ak équipe municipale bi nang ànd ak man liggéey tey il faut ma taxaw fii balaa dara di am ma sant ñëpp gërëm ñëpp wax leen li ñu jot a def te bilan boobu bu soobee yàlla bu campagne bi jotee danañ ci gën a dugg gën leen expliquer li ñu fi def fii yëpp ci Dakar li ñu def bari na. campagne bi ñëwee danañ ko mën a gën a faram-fàcce ni ñu koy waxee ba Dakar waa bu nekk gis liggéey bi ñu commencé ñu waxtaanee bi woon xeexum woppi coronavirus gi xam ngeen ne kon soxal wàllum ñàkku mi gis nañu kon bënn si askan wi ñu sa bari yi nga xam ne ñu mujjëw ñu ko def la koy firndeel bu sukkandikoo ci docteur Ousseynou Badiane 200 junni ci ay dose vaccin dañoo mujjee yàqu ba ñu tuuri leen diggante septembre ak fin octobre loolu dafay firndeel ne comme wàllum ñàq mi na mu waroon doxee fii ci réewum Sénégal kenn doxalee ko noonu looloo sabab moom coordonnateur bu programme élargi de vaccination di sàkku bu fekkee mën na nekk ñu sax imposer saxal passe sanitaire bi ngir nag ñu mën a mucc ci ñeenteelu vague ñu teew lay kàddoom moom docteur Ousseynou Badiane. Depuis que 4e 3e vague bi jeex li ñu gis mooy ne nit ñi sawaratuñu pour dem ñàkku ji donc ñi ñàkku bareetuñu loolu nag li muy indi mooy ne vaccin yu bari dañuy nekk di waaj a périmé mën nañ lu toll si 5,000 doses yu périmé waaw buñ koy xamee ñi nga xam ne jaaral nañ première dose toll nañ ci lim boo xam ne ëpp na tuuti million ak ñetti téeméeri ci 1,300,000 quelques mille personnes mais ñi nga xam ne dañoo complètement vacciné ñoon matuñu million. passe sanitaire pays dëkk yi nga xam ne taxawal nañ ko gis nañ ne dafa tax na nit ñi dem ñàkku ji parce que soit da ngay am passe sanitaire wala nga toog sa kër. parce que bu fekkee ne dañ ne si yenn les publics ku vacciné wul doo fa dugg soo fa bëggee dugg faaw nga vacciné wul. ñu bëgg ko dinañ ñàkku ñu bëgguñ ko tamit dinañ ñàkku donc loolu tamit dina tax ñuy protéger population donc su fekkee foofu la ñu war a yegg aussi moi je pense que loolu nekkul loo xam ne dañ ko war a exclure. ngir ñu bañ a yegg ci ñeenteelu vague bi ñuy yot élage docteur Ousseynou Badiane nee na pourquoi pas ñu imposer passe sanitaire. bu ñu imposer passe sanitaire itam du yomb ci ñoom. 200,000 vaccins la ñu sànni ji ndax demuñu vacciné wu ji mais ñaata la ñu vacciné ak ñaata ñoo am benn dose te jëlewuñu 2e dose lan moo tax ñaata ñoo am benn dose te xëy na 2e dose bi disponible ci ñoom vaccin yi ñu tuuri nit ñi dañu demul vacciné wu ji wala dañ ko yóbbuwul ci moom ci place endroit yi ñu ko soxlaa dëgg-dëgg ñi nga xam doon nañu ko xaar am na ay Sénégalais yu bëgg a vacciné wu te amuñu accès ci vaccin yi est-ce que ñoom kilifa yi xam nañu loolu am na ñu bëgg a vacciné wu te amuñu accès ci vaccin yi donc xëy na ñoom mun nañu juum ci anamu distribution bi mais 200,000 vaccins yu yàqu du événement bu metti ci réew bu am 17 millions ñu war a am lu ëpp 20 millions ci ay vaccins yu ñu teg
pour mu nekk ci disponibilité nit ñi ñu waajal ci lu mat 3 millions yoo xam ne dafay yàqu donc du événement nañu continuer ci wàllu sensibilisation Sénégal nga forcé fi nit ñi passe sanitaire dafay jafe tolluñu foofu tey bu benn million nit donc fipp woon pour dem vacciner wu ji du ñu leen mën a vacciner amu fi donc nañu ko simplifier di wax nit ñi comme arrêté ministre de l'intérieur bi ñu respecte mesures barrières yi di takk ay masques di waxtaan ak nit ñi ñuy dem di vacciner wu ji ndànk-ndànk et fii ak 2022 incha allah daañu egg foo xam ni Institut Pasteur dina commencer di def ay vaccin yoo xam ne Afrique gi yëpp ñoo ciy bénéficier wu parce que Sénégal la ñu choisir Afrique du Sud Maroc Égypte de passage maa ngi nuyu bu baax sama grand frère bi ma ci waxtaan lu yàgg démb Abdou Khadir Lo taskatu xibaar nekk analyste ci ay domaines yu wuute nga xam ni kon Sénégal am na ci kanam tuuti maam mën nañu dem ba di def lu toll ci 300 000 vaccins ci at bu nekk 300 millions du moins ci ay vaccins at bu nekk kon bu boobaa dootuñu am problème bi te bu boobaa bu ñu sànnee 200 000 vaccins du poser problème te bu boobaa dina fekk Sénégal yi xam ne fii lañ koy defaree bu boobaa dina fekk Sénégal yi gën a am confiance ci vaccin yi mais moment bii nii sànni ji 200 000 vaccins non du événement parce que nit ñi am nañu ci amul accès communication bi des na kóoluteef gi des na donc bu ñu tiital nit ñi ci ay 4e vague wala 5e vague eggaguñu foofu parce que démb ak barki démb ak tey Difana Birahim ci suñu journal jàllalewuñu kenn koo xam ne am ay cas yu bees donc mën nañu continuer sant yàlla comme ni ko ministre de l'intérieur waxee ñu respecter mesures barrières yi takk ay masques toppatoo cet gi wàññi bomboo gi ak jonjoo gi voilà dundee yaakaar mais pas ñu jël événement ci 200 000 vaccins am na ñoo xam ne ñuy sànni ci ay vaccins ëpp na loolu. pose problème carte sanitaire aussi bu fekkee dafa lalu ci wàllu menace ça pose problème parce que du menace moo koy lijjanti. pour jéem a imposer. non yow carte sanitaire foo koy exiger fii Sénégal. fan ban da nga naan kenn dugg ministère ñaata Sénégal yi ñuy xëy am soxla ministère boo nee dugg direction ñaata Sénégal yi ñuy am soxla direction bari wuñu par rapport ak ñi nga xam ne ñoo war a vacciné wu ñi fréquenté seen ministère yi ak seen direction yi ñëpp vacciné wu nañu ba noppi. kon passe sanitaire fan ça sert à quoi. day na waar passe sanitaire ngir nag ñu mucc ci 4e vague bi gis nga ne loolu solution la Birahim. ce sera difficile ñu imposer passe sanitaire parce que xamul lu ko waral déjà sax yow na ngay defaree passe sanitaire moo xaw a compliqué ci yenn Sénégalais yi. pour ne pas dire la majorité ndax dañ lay jox ne la par exemple mës ngaa vacciné wu am na benn carton bu ñu la doon jox bind sa tur sa ak ban vaccin nga jël kañ nga ko jël bu dee ñaari yoon nga jël dose fan nga ko jëlee yan dose nga jël mais dañ lay jox benn lien internet pour nga dugal ko ci pour mën a am passe sanitaire boobu ñaata nit ñoo mën a dugg ci yooyu le lien bu ministère de la santé pour am mbirum passe sanitaire bu ñu xoolee peut-être ci Dakar da nga naan minorité bi ñoom ñoo ko mën waaye li ci ëpp au plan national duñ ko mën te ci lu jëm ci wàllug ay vaccin ce qu'il faut aujourd'hui du sax mbirum vaccin kese mais mbirum sensibilisation état bi war a continuer sensibilisation boobu nag li ñu koy waxee da ngay wax nit ñi lan moo fi nekk ak mais surtout da leen wax dëgg xam nga ñu ngi wax ci 200 000 doses yoo xamee ni dañ ko tuuri mais bés bu set Mambay am na ay garab yu nekkoon sa kër yoo xam ne da nga ko mujj sànni parce que soxlaatoo ko benn wala pour yow jàpp nga ni périmé na Sénégalais mooy ko xamee ni bu feebaree tey boppam di metti nga jox ko bindal ko ne ko da nga war a def traitement wu Doliprane je dis comme ça pendant une semaine bu ñaari fan mëtee te boppam tane mu jël Doliprane ba sànni ko fële teg ko fële bu méttiwaatee mu dem jëlaat ko automédication am c'est 1 million 311 473 personnes ñoo vacciné wu ba démb ci ñaata millions de Sénégalais xam nga loolu ça pose donc problème mais problème bi ce n'est pas ndax dañuy vacciné wu wala duñu vacciné wu problème bi mooy ndax ñu ngi ñuy sensibiliser suffisamment pour ki nga xamee ni jàpp na ni vaccin boobu moom mooy la panacée moom mooy li nga xam ne moom moo ko mën a aar ci feebar bi ñu mën a dem vacciné wu mais am na ñu bari ñoo xam ne déjà sax gëmuñu sax feebar bi waxtuma laak di gëm ndax dina am 4e ba 5e vague am na ñoo xam ne gëmuñu feebar bi ba tey jii nii mosu ñoo dem vacciné wu te waxtaanewuñu sax ay mbirum Covid-19 donc lépp mu ngi aaju ci wàllu sensibilisation ak naka la ñuy waxee ak nit ñi.
jaajëf Birahim dama lay bàyyi nga dem après ma deseex Mansour. incha allah Mansour faw ñu waxtaanee laata ngay dem rek ñu commenté ko jëm ci association bi nga xam ne moom moo ëmb waaye jëfandiku yi des consommateurs ñoom jamono ji dañoo amal ab ndajem waxtaan jëm si nañuy xeexee blanchiment capitaux yi maanaam raxas koppar gu lewul gi ndaje moomee nag waa observatoire de la qualité des services financiers ñoom ñoo ko wootee mu nekkoon ab occasion ci Momar Ndaw bu Ascosen ci boppam ngir nag mu àddu jëmale ci xeexum njëkk yu cher yi ñu ne mekk ci wàllum location bi observatoire bi nga xam ne nguur gi moom la taxawal nee na du ci yëy du ci yàbbi day xaar gis résultat yi ñu teewlu ay kàddoom. li manqué woon mooy état taxaw ne man état maa ngi nii lii laay wax ne moom la ñu war a def léegi nag comme ñañ ko santoon tam jotuñ mun a def liggéey bi ñu ne nañ ko sant nag kuréel goo xam ne loolu rek lay def nga xam ne bu boobaa benn lay du mun a am te bu boobaa ñoom dinañ taxaw tem ne kii ak kii moo am àq yi moo am yelleef yi bu ko defee ñu respecté. xam nga ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy courtier yi nga xam ñooy agence immobilière yi dafa am benn texte boo xam ne moo doon wax kan moo war a mun a doon courtier conditions yi lan la nangam ak nangam parce que lu am solo la que nit ki nga xam ne mooy def liggéey boobu mu xam li muy liggéey lan la te ñu ci bari tey jii xamuñ sax ni ñuy defee surface productive xamuñ dara ci liggéey bi ñu ci bari léegi nag texte boobu nag dañ ko bàyyi woon en désuétude ñu nag léegi nañ reprendre texte bi ngir gën a mun a jaarale yoon ñi nga xam ne ñooy acteurs yu immobiliers yi. ayca mu ngoog ñoom ñi nga xam ne ñooy consommateurs yi sax gëmuñu nekkoon observatoire bi mën na andi ak saafara ci njëgal location bi. mais am nañu raison am nañu dëgg ci ni ñu xalaatee ni ñu xalaatee itam sañ nañu ko te bari nañu ay moroom yu amul yaakaar ci boobule observatoire. parce que li war a dajaloo pour loolu mën a sotti moom moo dajaloowul bu fekkoonte woon ni tey ci seen wàllu doxalin fexe nañu ba ciment bi wàññeeku. seen wàllu doonte woon ni 5000 la ci tonne bi. ñu fexe ba fer bi wàññeeku fexe ba pont bi wàññeeku fexe ba laxasuñu jaan ci boo bëggee installer courant sa kër mais dañ ci laxas jaan dafa gën a cher gën a metti gën a jafe fexe ba ndox mi gën a wàññeeku bu ñu amee yu ñu waxtaan ak bailleur bi xel mun na ko nangu mais benn wàññeeku ci maam du peinture du pont du dara amul lu wàññeeku sans compter nag démb comme ministre bi ni mu waxee dama koy bamtuwaat ci wàllu ay impôt yoo xam ni xalaat nañu ko seen diggante ak comme kër gu nekk ni nga war di fayee impôt. loolu moo jaadu mais ci gan anam lañ ko bëgg a defaate ak lu tax communication ministre bi jëm ci wàll boobu noonu donc yooyu boo ko dajalee boo nee ñi noppi nañu ngir wàññi location et puis xam nga am réew moo xam ni dafa jiitu ay at ngay xalaat ci wàllu logement xalaat ci wàllu nit ñi am ay dëkkuwaay une famille un toit lañ daan wax. bu ñu demee ba ci politique boobu léegi dellu gannaaw ba mujj ñuy wax wàllu location ça pose problème. li am tey ci wàllu jalgati ci suuf ci li wër Dakar muy Jandeer ak li ko wër muy commune bu Ndiandiop jiite nu mu tudd. Mbambilor ginnaaw Mbambilor dem ba Bayax ba passé Bayax ay njar wuti kër mbir ndaw jàdd dem kër Moussa ak 50 wuti bët dem Yaba ba AIBD mais maam foofu foo ci man di jaar jekk na pour dëkkuwaay te jigéen a Dakar. mais demal nga laaj ci wàllu dëkkuwaay yi ak wàllu kër yi benn nit mun na faa am lu jigee juróom fukki kër. parce que am na ci ñoo xam ne ci loolu la ñuy investir c'est-à-dire que contrôle boobu mu jëkk échappé gouvernement bi. Kadhafi bi ko àdduna bi yëpp embargoé li jëkkoon nekk politique am mooy fexe ba kenn ku nekk nga am benn dëkkuwaay boo mën a nekk ak sa njaboot. restant wu ci dëkkuwaay yi ak suuf si ñu def ko mbay. ci njaboot googu képp ku ci màgg ba nga am dëkkuwaay nga dem ñu daggal la dëkkuwaay état banque yi dimbali la nga am dëkkuwaay foofu la problème bi commencé li ñu gëmloo Sénégalais yi mooy yow boo amee suuf da nga ko war a jaay maire yi nekk ci gox-goxaat yi lu village tuuti fexe nañu ba village boobu di def ay lotissement borom barke yi jógee Dakar ñu jaay leen ay terrain Kër Songo ak ay dëkk yu ko wër yow ku dëkk Dakar looy dee terrain 300 mètres carrés Kër Songo exemple lay joxe loo koy doyee bu fekkee Dakar nga dëkk mais bu fekkee da ngay dem jënd ko pour tabax ko dëkk fa alhamdulilah yooyu la ñu war a gëmloo nit ñi ñu désencombrer Dakar mais bu ñu sañoon nit ñi dañuy gën a dajaloo fii Dakar location bi gën a jafe parce que ñoom ñiy waxtaane location bi ñoom ñoo am ay kër yu ñuy loué ñoom ñooy waxtaane njëgu location bi ñoo ciy teggi li ciy teggeeku ñoo ciy tegaat li ciy teguwaat parce que tegaat bi mooy ñaata contentieux moo dem tribunal te amul benn atte mais ñàkk atte boobu ana lan moo ko sabab lan moo tax xet gi lay na huissier ñëw jox la kayit boo xam doo lay pour génn te gis nga boo xamee sa ay droit tribunal ni mu lay génnee xam na bu baax yoon bi ñuy jaar pour mën a génneel huissier de justice mënu laa génnee
am na yoon bu muy jaar boo waxtaan ci ak ay huissier ñu tegal la méthode bi nga xam ne fa la ñuy jaar pour génne koo xam ne dafa loué ak yan charte lañ koy génne mais léegi maam bu dëkkee fenn borom kër gi am na kayitu huissier bu mu denc xet gi lay na rek mu indi la kayitu huissier ñu ne la ginnaaw suba na nga génn c'est-à-dire que yooyu yëpp boo gisee dem ba lépp soppeeku wàllu arnaque parce que ñi jiite réew mi ñoo war a xoolaat seen copie ñoo war a amaat yërmande ci askan wi ñoo war a tenir nit ñi langage de vérité. Mais wàññi ay location observatoire bi day xool du observer dara du gis dara nañ xaar ay résultats am. observatoire du observer dara. non du observer dara du seen weer maa la wax loolu xaaral fii ak ñaari at ba ñetti at ba ñeenti at. du observer dara. du gis benn prix. yàlla xam na ko ndaw lu ci am fulla daal na nga bàyyi xel foo amee kër hors de Dakar. nga jéem ko tabax parce que fii ñi fi am kër tànn nañu leen. ñi fi am kër tànn nañu leen ba noppi li fi des kës néew ci suuf ak ay poos ñu ko war a séddoo ñu ngi koy séddoo. bu ci yàlla tuddul sa wërsëg Dakar doomu du dëkkuwaay te dàqul ci Sénégal. mais di ñu lëndëmal élection yi jege si def nañu ay pexe pour wàññi location wàññeekul benn yoon.